aoudu billahi samii alim min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim mbokk yi ñuy seetaan ci Habiba TV ci Sénégal ak ci biti Sénégal del si nañ daje yéen ci seen émission bi ñuy wax gis-gis ak beneen gis-gis tey nag ñu am gan gi di doomu réew mi di Cheikh Seydou Bokoum nag sénégalais la waaye daanaka mën nga ne américain la depuis ay at yu bari ma nga Amérique ñu invité ko ci benn émission ci benn programme boo xam ne nii xëy na itteel la sénégalais yi liñ koy wax loo tey mooy problème pétrole bi am Sénégal te moom mooy ku am xam-xam ci loolu ñu bëgg ci mu taxawal ñu ci tuuti leeralal ñu ndax pétrole ñun liñ ci xam alal la dañ yaakaar ni ñun bu ñu dara jafe woon démb suba kon xëy na dana yomb lu nu amul woon yaakaar nañ léegi daan ko am ndax dañoo gis réew yi nga xam ni am nañ pétrole seen yu bari yomb na ndax ñun Sénégal loolu dana feeñ ci ñun wala déet waaye tamit dañuy réew boo xam ne xëy na tàmman noo dégg ni alal bu fi amee ñenn lay jariñ ñi ci des dañ koy dégg ñuy ragal tamit ndax ni moom sootul yëg na ni lu mel noonu dana répété wu te ñu bari commencé di ko wax ni am na ñoo xam ni commencé nañ naan pétrole bi bu fekkee ni loolu am na wala amul bëgg nañ moom mu taxawal ñu ci leeralal ñu ndax commencé war nañoo mën a commencé yaakaar wala war nañoo tiit ci lii ñëw ndax pétrole tamit day taal réew yu bari. waaw aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ba ñu sant yàlla julluñ ci yonent sallallahu alayhi wasallam waa di wax rek ni que pétrole dafa nekk loo xam ne dafa délicat li tubaab di wax délicat dafa nekk loo xam ni kenn mënu la wax exactement nu muy demee parce que pétrole ci boppam estimation la nit ñi di demee estimation mooy ni que dañuy njort ni que lii moo nekk ci suuf lii bu amee lii lay indi léegi nag dëkk moom bu amee pétrole sant yàlla la mën naa am dina am weccit bu ci yokk waaye du pétrole mooy faj soxla dëkk tax tey jii bu ñu jëlee rek exemple bu ndaw boo jëlee fukk yi ëpp alal ci àdduna kenn jaay ci pétrole boo jëlee tey jii fukk nit yi nga xam ne ñoo ëpp alal ci àdduna amul kenn ku ciy jaay pétrole kon kay pétrole moom bu fekkoon amoon na doole boobu duñ ci wax léegi nag il faut pas ñu jël exemple comme Dubaï wala Arabie Saoudite wala Koweït pour yaakaar ni que léegi la fa feeñ dafay indi problème benn ci wàllu population ñaar ci wàllu quantité la fa feeñ ñett ci ñaata at la jël ñu doog cee egg fi ñu egg nañ jël exemple bu ndaw rek Dubaï 71 dañu commencé exploiter gaz bi 71 ak léegi ñaata la 40 ans jël na ci ñoom 30 ans pour ñu egg fi ñu egg waaye ñun ñi nga xam ne génneguñu sax benn commencé guñu sax jaay ñu commencé yuuxu ñun fu ñu jëm ñun commencé guñu sax jaay nit ñi commencé yuuxu jàppal pétrole bàyyil pétrole te il faut ñu wax nit ñi lan moo am exactement pour nit ñi xam lan la bu ñu xoolee coow li yépp benn télévision bu dëkk Angleterre BBC moo def benn reportage jëmale ko ci benn waay bu dëkk Angleterre muy Frank Timis jëmale ko ci benn compagnie boo xam ne Angleterre la nekk muy BP mu def document bi ci lan ci làkk bu ñu wax anglais waaye léegi ñun loolu est-ce que ñun lañ ko destiné seen bopp la seen bopp lañ ko destiné waaye léegi ñoom bu ñu ko destiné seen bopp seen histoire bopp ñun lu tax ñu bëgg ko jël jàngat boobu lañ ci war a njëkk a def kon affaire bi c'était pas destiné au bopp sénégalais ñaareel bi mooy ni que loolu ñuy wax ci affaire bi est-ce que lu bees la ci du loo xam ni sénégalais yi xamuñu ko woon de parce que ku mel ni Baba Aïdara wax na ko fi. journaliste. waaw ku mel ni Ablaye Wade wax na fi. ku mel ni Sonko wax na. Ousmane Sonko ku mel ni
Abdou Bay ku ne ay ñeneen ñëpp wax nañ ci. forum civil ak ñëpp. et pourtant sénégalais yi amul tulleeg la bi mu ci am mais te anglais ku wax na ko ñëpp ne saye kon mooy nekk ñun léegi ñun bitim réew lañu gën a gëm ko suñu waa dëkk est-ce que amuñu problème ci. waaw loolu moom beesu fi. mais loolu beesu ci te boo xoolee lenn rek moo bees ci affaire bi ñaari mbir yu ci waaj yokk ne que Aliou Sall dafa amoon contrat. ak Frank Timis lii la ciy am loolu rek moo bees ci mbir gi. waaw beneen bi ak Frank Timis amul benn compétence ci domaine bi. waaw léegi loolu Baba Aïdara wax na ko ba pare. ak IGE yi. dëpp wax nañu ko ba pare kon kay loolu du lu bees est-ce que ñun léegi ñun ñoo am problème mu lu anglais yi wax ñu gëm ko suñu mbokk yor duñu ko gëm. bi ko Baba Aïdara wax lu tax gars yi defuñu marche bi ko Sonko waxee lu tax gars yi defuñu marche. parce que gëmuñu leen tey anglais wax ko ñu gëm ko est-ce que ñun amuñu problème foofu. amuñu problème te wax ji mooy lan ñun traduction lañ dégg mais affaire bi est-ce que ñun lañ ko destiné te dama bëgg nit ñi ñu taxaw benn seetlu rek def ndànk ci affaire bi man dama yaakaar ni que coow li daf ko fi jarul coow li parce que tey jii du loo xam ne ñun nan lañ koy régler. waa ji foofu la nekk de. waaw léegi tey jii bu ñu ne waaw léegi jaay nañ pétrole Sénégal léegi kan moo ko jaay léegi dañ koy dangu ci. daa du yomb de. léegi coow li mooy nan lañ koy régler est-ce que dañuy poser cette question. waaw mën nañu annuler contrat yi. waaw léegi bu ñu annuler contrat yi fii ñu toll nii da ngeen yaakaar ne BP dina dugal $1 milliard $1 milliard dugal dañ ko Sénégal. nga xam ne 2022 la ñuy commencé exploitation yi wala 2021 ñoo leen alors léegi saa yi dañ ko annulé léegi seen 1 milliard jaar na noonu ñu ngi ko jox keneen dina yombee noonu nga yaakaar. warul yombee noonu. warul yombee noonu. waaw léegi xam nga beneen problème am na est-ce que léegi itam investissement yi nga xam ni doomu Sénégal yi nga xam dañu ci waroon liggéey ay compagnie sénégalaises dañu ci waroon léegi est-ce que ñooñu bu ñu taxawalee affaire est-ce que du tardel loolu. waaw mais man nag yow li nga wax nii dafa mel ne da nga bëgg wax nii kon Aliou Sall amu ci benn problème yoonam newu ci. léegi xam nga Macky Sall it yoonam newu ci. xam nga man du ma dugg ci Aliou Sall def Macky Sall def parce que awma kayit bu ma koy won xam nga nit ku nekk da ngay wax loo gis. BP def na reportage nee na Aliou Sall lii lay def Aliou Sall weddi na ko léegi kan la ñuy gëm. waaw affaire bi jiitu na Macky Sall. ñett yooyu yëpp léegi tant que enquête amul ay nit yoo xam ne yu xarañ ci affaire bi wax ni que nii la demee ku nekk li ñu ci wax sa xalaat ngay joxe. waaw mais affaire bi tudd nañ ci Cheikh Gassama. waaw di doomu Macky Gassama. waaw di turandoo Macky Sall. léegi tudd nañ ci Timbo. Abdoulaye Timbo. waaw muy ni yaayu Macky Sall. waaw tudd nañ ci Aline Sall. waaw di frère Macky Sall. bu bokk ak moom ndey ak baay. waaw te ñooñu ñëpp kenn ci ñoom. jàngul pétrole. mais Macky mi jàng pétrole di seen mooy président de la République. moo signé. waaw léegi xam nga benn mbir il faut ñu def ci ndànk jàng pétrole taxul nga xam contrat pétrolier parce que li contrat pétrolier la. jàng pétrole mooy da ngay jàng nan lañ koy sullee ci suuf. nan lañ koy génnee nan lañ koy exploiter waaye contrat pétrolier beneen domaine la te fi on parle de contrat pétrolier mooy business la. léegi contrat bi am diggante Sénégal ak Frank Timis état Sénégal la génne na ko bari ne lii moo ci am léegi lii ñu war a laajte ñan ñooy actionnaires yi loolu la ñu waroon laajte. waaw léegi loolu bu ñu ko laajte bu baax dañu xam kan mooy kan ak kan mooy kan waaye tuumaal nit moom il faut que ñu jox ku nekk li ñuy wax la présomption d'innocence. mooy tant que nit ñi jàppuñu ne la yaa def nii nañ la jox àq ne que yow defoo ba léegi man du ma ne kii moo def wala kële moo def parce que xaw ma ku def. waaw mais man d'accord am ak yow mais président de la République. quand même waaw ci responsabilité am. képp ku def ci suufam. waaw mu yëg ak yëgul responsable. waaw quelque part. waaw te dañu wax ni lii président yëgu ko woon. waaw su ko yëgul. catastrophe am na. su ko yëgee. complice la.
waaw léegi xam nga il faut ñu def ndànk ci beneen mbir tam ci def ci ndànk président nit la. waaw président nit la moom mënul xam lépp li xew ci état président il est plus mooy ki ñu gën a informé mooy ki ñu gën a ñàkk informé tamit ndax information bi mu jot nit ay nit koy jox. dañ koy tànn. donc xam ndax président yëg na wala yëgul loolu nit ku nekk da ngay wax rek di nga xalaat mais man jàpp naa ni lu day noonu ci gaz feeñ foofu président du ko yëg ba pare di ko naan da koy jëla boppam li feeñ ci gaz ak dimension bi mu dey man jàpp naa ni président di ko yëg ba pare di ko jëla boppam yaakaar nit ku am xel du def loolu. waaw xëy na man dama yaakaar ne daf ko yëg jël ko def ko ci pour jëmal ko ci poche am. loolu mënul nekk waaye ñàkk ko yëg tax moom bi mu ñëwee. affaire bi jiitu na ko bi mu ñëwee dafa jël inspecteur d'état yi. ñu seetal leen ma mbir mi ñu seetal ko jox ko rapport bu leer nañ. ñu ko baaxul. waaw malgré ne nañ ko baaxul terewul ñu signé ko. waaw léegi xam nga loolu il faut ñu jàpp ñaari mbir. inspecteur d'état yi lu ñu ko wax mooy ni que compagnie bi nga xam ne moom la ñu wax moo koy def amul compétence yi xam nga loolu lañ ko wax. waaw mais tey jii nañ gën a woon compagnie boobu ñu indi woon Tullow Oil bi nga xam ne moom la ñu wax ne que moom am compétence yi benn compagnie bi. waaw mais kooku la ñu signal Frank Timis dañ ko nar a signal. waaw parce que moom mën na ko sax. waa déglu mais moom lañ signal Woodside est-ce que léegi lenn rek lañ ko reproché mooy ne que amul compétence amul alal bi. loolu lañ koy reproché. ñaaree waaw. loolu lañ koy reproché mais kële dañuy reproché ne am na compétence am na alal bi waaye est-ce que li ñuy signé ñun baax na wala baaxul. waaw baax na baaxul ne moom benn affaire la. waaw xam nga wax ji fu mu nekk. kiñ ko jox même man bu fekkoon sax dañ ne Alioune Sall lañ ko jox bu fekkee moom Alioune Sall moo ci léegi Alioune Sall am ci 10 francs est-ce que moo gën Tullow Oil am ci 10 francs. moo gën Alioune Sall am ci ko moo gën. waaw mais léegi xam nga foofu tamit il faut aspect boobu nit ñi Sénégalais yi xooluñu ko. parce que Alioune Sall bu fekkee sax daf ci am 10 francs mu nekk rakku Macky Sall signé ko man moo ma gënal ñu jël benn compagnie anglaise. mu am jox ko mu am ci kii kon nag def nit ñi xam nga il faut que ñu xool affaire bi des fois ñu xoolee ko bu ñu xoolee ni que Alioune Sall rakku Macky Sall la il faut ñu xoolee ci benn aspect tam. kañ man d'accord naa ci xoolee ko parce que. waaw Karim Wade doomu Abdoulaye Wade la woon. waaw Macky Sall mi dafa bokkoon ci ñi doon wax. léegi loolu est-ce que loolu mën nañu ko dindi Sénégal. waaw Macky Sall da doon bokk ci ñi doon wax. ni li ñu jox Karim ëpp na. waaw mu ñëw rek juste après Abdoulaye Wade jox rakam lu ëpp. waaw léegi xam nga loolu tey ji loolu Sénégal la Adrien Senghor gis nañ ko fi. tant Senghor waaw mais musul am lu ëpp. waaw Maguette Diop gis nañ ko fi. ñu musul am lu ëpp aussi. waaw xoolal gis nañ fi Karim Wade. waaw Karim Wade ci la affaire yooyu commencé. waaw léegi suba mën na doon man. waaw. xam nga problème bi mooy lenn kenn mënul bañ ni sa baay nekk fa wala sa mag nekk fa wala sa nekk ne mu bañ ñu dimbali la kenn mënu ko tere il faut nag ñu xool xalal wax ji suuf bu jaloo bu sutee dañ koo jàll man bañu ma népotisme de mais xam man ba népotisme bañ moo xam ni kaay moom dara dafa jéggi dayoo nit man bañu ma tey ji bu Alioune Sall ñëwoon taxaw ne moom contrat man damay applaudir. waaw damay d'accord ak yow ndax ñun Sénégal réew mi valeur yu bon dañ cee taxaw. waaw réew mi da cee taxaw. dañuy ko ci baram moo ni ko fal say bokk. beneen ba Ablaye Wade benn nit daf ko laajoon ni ko sa doom bi ngay jël teg ci kaw. moo yàq say mbir. mun ko parce que léegi réew mi looloo fi xew. marabu yi sax ku dem sa doom ay nekk xalifa bi. bu jàngee bu jàngul mooy nekk xalifa bi. te loolu dëgg la. xam nga wax ji fu mu nekk nii. man d'accord naa ne que suñu code bi moo ne ku amul moyen amul kii waruñu la fa teg loolu mooy li loi bi wax kon donc bu fekkee société française bi amu ko d'accord na mais man tey jii man Seydou Bokoum man bu ñu mën ne Alioune Sall moo ko moom man moom laa gën a nangu ko ñu ne ma Tullow Oil moo ko moom wala Cosmos moo ko moom parce que lu tax la cay ruus fii lay dellu si waat il faut ñu xoolee aspect bi tab ñu xoolee ko ci beneen côté. waaye nag surtout bu ko Alioune moomee dara du ci ruus ndax xamu ci dara. xam nga lu mu lay wax lu ci ruus. tubaab yee jël lépp rek. waaw doo tax tubaab yee jël lépp parce que am luy problème bi dara. bu fekkee yaa ko moom bénéfice bi fu muy dem. bénéfice bi rek day mooy. waaw bénéfice fu muy toog bénéfice pétrole bi toog Sénégal
moom mu gën a bénéfice pétrole bi dama am Angleterre. ak capital bi yëpp. ak capital mais loolu il faut as boobu il faut ñu xool ko xam nga léegi lii man foofu laay gisee. nañ ñu wax rek nu mu demee que ñëpp xam qu'est-ce qui se passe ñu bàyyi justice mu wax nu mu ne. mais aspect bi dafa dem ba nga xam ne c'est plus que politique. que leneen. te ñi ci ëpp li ñuy wax teguñu ko ci xam-xam dama j'ai l'impression que affaire bi puusal ma toog la gën a nekk leneen est-ce que gisoo loolu di ko puusal ma toog la gën a nekk leneen fu mu nekk. waaw mën naa ko nangu. comme mën naa nangu nii. liñ fi doon xeex rek lañ defaat aussi. waaw ndax Sénégal a mel noonu. léegi nag xam nga lu ñu war a xeex nag. man xam nga lu ma jàpp fu ne loolu nga wax noonu mooy li am liñ fi doon xeex rek moo fi nekk. moo fi nekkaat léegi xam lu ñu war a def nag. ñun ñëpp toog xool nan lañ fi génnee loolu mais buñ fa commencé yaa def maa def kii moo defoon kële moo def duñ ci pare problème mu Ablaye Wade rek la wuñu ko. ah réglé gul woon de. réglé gul woon de. problème ñi régime Ablaye Wade. même problème bi. li impliqué Aline Sall dafa dugal encore Karim Wade. waaw mais xoola problème régime Ablaye Wade rek la wuñu ko buñ ci bëggee teg problème régime Macky Sall fu ñu jëm da nga bëgg léegi génération yi di ñëw yëpp di rek la ay problème ay contentieux est-ce que loolu xalaat bu baax la ci dëkk lépp mooy ko la yaa fi defoon dañ la war a tëj kii yaa fi defoon lii dañ la war est-ce que ñun loolu moom la ñu war a doxal mooy doxal dëkk bi. baaxul waaye mënul ñàkk. Sénégal lii dafay yàgg maanaam affaire pétrole. waaw jëkkiwul ci Aline Sall. Moustapha Niasse te Sénégal ñooy wax dañuy bañ cumul de ay liggéey. bi mu nekkee ministre affaires étrangères fii Sénégal. dafa dem bokk ci beneen société bu affaire pétrole. ba xaalisam bi fa la ko jëlee. loolu kon dafa liggéey dafa utiliser place am. ci état bi. ba am xaalis ci kaw Sénégalais yi. te bu boobaa loolu tamit normalul mooy li ñu dal Aline Sall rek. mooy li dal Karim Wade. te mu ngi fi ba tey léegi loolu xam nga il faut ñu xam àdduna ñu def benn jàngat bu ndaw Amérique bi ñuy coow tey jii ci wàllu démocratie 200 ans la leen jot pour ñu egg fi ñu egg tey jii 200 ans pour nit ñi ak yàlla bu nit ku nekk ñu respecté ko ñun on a une jeune démocratie ay nit yoo xam ne dañ fa nekk ay nit yoo xam ne dañuy def erreur dañuy juum. léegi man li ma gën a jàpp mooy xam nga lan nañu xool li nga xam ne moom moo ñuy boole mais pas xool li nga xam ne moo ñuy diviser. yow xanaa Sénégalu Senghor ngay wax. non du Sénégal Senghor xam man Sénégal laay wax. Sénégalu imam Abdou Khadir Kane ak Thierno Souleymane Baal. waaw bi muy taxaw ba am constitution. boobu Amérique nekkul état. waaw déw ma lool mais xam nga léegi luy problème mais jëfewuñu ko xam nga tey jii la Thierno Baal waxoon. dañ koo wàcc. waaw dañ koo wàcc kon donc léegi ñoon la beneen Sénégal yi waaw la judd léegi nag bi judd nag. bi juddu moom màggagul màgg goo xam ne tey jii egg na foo xam ne kaay ma dara ñun xam nga lu ñuy cas chaque fois liberté démocratie jaar yoon waaye léegi loolu am na lu ko jiitu lekk ba suur maire bi taxaw ci bi may romb fii bu ma duggee ci machine bi di jël xaalis mu taxaw naan ma sama doom awma lu ma lekk kooku nga yaakaar ni faale na pétrole wala faale na démocratie yoonam nekku ci waaw kooku dañ ko gën a bokk ci dëkk bi est-ce que nit ñi dinañ génn pour tam toppatoowu affaire sociale li nga xam ne mooy de valeur économique nan la ñuy def ba ñëpp am xëy mës nga dégg marche ci loolu. déedéet. déedéet xam nga looy dégg marche pétrole bi démocratie bi liberté bi mais nit balaa muy wax liberté wala mu lay wax démocratie day fekk mu suur te àdduna ñaar moo am léegi de le système chinois bi nga xam ne état capitaliste. am président mooy buur di bumi mais ñëpp dinañ lekk ba suur. parce que Chine tey jii mooy référence ci wàllu génne nit ci pauvreté mooy wàllu référence ci wàllu tey ci standing de vie wala régime occidental bi nga xam ni c'est le privé. mooy capital bi mais lu ñu fi nekk di wax. démocratie suñu pétrole nit ñi lekk ñu ba suur chauffeurs yi amuñu lu ñu lekk. cordonniers yi amuñu lekk kenn fajuwul xamee loolu. liberté boobu lan la ñuy jëriñ bu fekkee ñun lekk ñu ba suur. waaw comme ñun américains yeeg français yi lañ topp. waaw mais est-ce que. seen yoon la ñuy jaar rek. waaw léegi est-ce que yoon boobu ñun mooy suñu yoon. waaw ñun yoonu asiatique itam du suñu yoon. waaw kon léegi bala mooy suñu yoon kon ñun. yoon bi Abdou Khadir Diallo ak Souleymane. waaw léegi kon ñun est-ce que ñun waruñu toog kon léegi mooy dañu war a pencoo.
waaw nañ pencoo waaw. waaw léegi la am merci. mais dañ ko ñemewul wax. waaw xam nga xam nga ex loolu nag man laa wax ne ñun nañ def li nekk lu ñu moom. liñ moom am na tur ba léegi waxu ko. wax mooy penco. du penco kese de islam. waaw léegi loolu beneen débat la loolu moom beneen débat la boobu mais xam nga lu njëkk moo xam ne nañu penco. waaw nañu penco problème bi am na bu ko nekk xëcc fii xëcc kële xëcc fële parce que xam nga Sénégal lu am ci problème ci dëkk bi problème yi ñëpp a ko xam. mais kenn di wax solution. waaw solution moom duñ ko wax. problème rek lañ mën. waaw yaa fi waxoon lii yaa fi def lii muy pouvoir muy opposition problème rek la ñuy wax mais kenn du wax solution te ñun nag dañ tàyyi ci problème xam la ndax Sénégal amul lu fi nit di wax te lu nit ñi xamuñu ko. waaw xamuñu ko kan mooy indi solution lii nan lañ ciy génnee nan la ñuy def ba dëkk bi yëpp juboo nan la ñuy def ba la ciy ruus mu dellu ci dëkk bi. waaw léegi man dama dégg barki dem bu xam barki dem. procureur wax. man bi mu dee wax. sentiment yi may yëg. du ab homme de justice mooy wax. pour man benn homme politique. bu bokk ci parti APR mooy wax. waaw solution yi mu doon wax yëpp ay solution politique la. waaw même ni mu indee débat bi. moom ni ko militant APR bi di indee ñoo niroo. loolu nag man gàcce laa ci jëlee. waaw loolu laa xamul ban appréciation nga joxe yow. léegi xam nga man dafa am benn affaire boo xam ne bu ma jàng bitim réew mooy ni que nit ñi ku nekk da nga am sa xalaat ku nekk da nga am sa gis-gis nit ku nekk da nga ko respecté xalaatam. waaw ba mu des nit ki nga xam ne dañ koy fay. waaw ci contribuable pour mu wax 100% place. waaw léegi xam nga moom dañ ko fay mais ki ko fay yow moom nga teg mu jiite léegi direction. est-ce que kooku fay. ah qu'est-ce kooku fayu ko Sénégal la ko fay. waaw léegi même kooku jiite léegi même bu ko Sénégal fay. waaw dëkk bi dafa am koo xam ne moo jiitu. waaw moo jiitu waaw mais fayul ko ñu bañ ko ñun état lañ ñor. mu am président de la République kon politique de la nation moo koy diriger man li ma gis nag je suis un républicain man dama gëm république. d'accord yow kay daanaka. dama gëm république parce que xam nga problème bi. xeetu Alioune Sall nga waaw dama gëm ni ko wala njiit. parce que fu amul njiit problème am na léegi ñun ñoo tànn Sénégal ne kii moo jiitu bu fekkee nu ko nit ñi bu xalaatee mais légalement Macky Sall est le président de la République. mooy suñu mooy li nga xam ne mooy lu légal kenn mënu ci dara léegi nag politique de la nation moo koy définir est-ce que xam nga dara man tey ji pétrole bi bu ko Macky Sall mayoon man aw ma ci problème. bu ko mayee woon. aw ma ci problème. bu ko mayee dañ ko jaay moom. waaw mais aw ma ci problème parce que xam nga lu tax pour benn mbir. xam na lu maag yow xamuñu mooy li ñuy wax raison d'état. loolu mayu ko mu jaay suñu pétrole. non bu ko mayee woon laa wax de. su ko mayee ñaar noppam yi lay dëgg. xamul tax ma le parce que raison d'état ñun xamuñu ko. waaw xamuñu lu tax ne que bu ko mayoon moo gën ci dëkk bi parce que mën am ne maye bi mooy bañ indi guerre civile parce que loolu mooy raison d'état information bi mu am mu ñun amuñu ko. waaw parfois. des fois amuñu ko donc xam nga problème kon donc la politique de la nation moom moo ko am léegi nag bés bu ñu demee ba ca cappaandool ga bu boobaa. bu keneen ñëwee dina mën a wax lan moo am ak lan moo amul. comme moom ñu ñëwee après Ablaye Wade. jeex na. waxaat toj def lu gën a garaaw. bu ñëwee Ablaye Wade xam nga man lu ma bëgg ñu bàyyi nit ñi fu mu nekk nii li gën a garaaw mooy ñu ngi ci première année mandat. deuxième mandat waaw. waaw premier année deuxième mandat léegi bu ñu indee problème lii les institutions financières am gëm wóolatuñu Sénégal. Sénégal li ñuy dundee matul. mais kan mooy gën a sonn c'est la population. ah cordonnier bi nekk fii wala jaaykatu jaaf bi da nga yaakaar ne moom pétrole bi intéressé na ko. waaw loolu moo doon sama première question. dama na laaj ñun ñii nekk ci daara jeeg yooyu ndax suñu dund. fukki at passé. moom lay mel fukki at yi di ñëw ndax fukki wala danañ ko yëg. waaw léegi gis ne am na changement wala déet. waaw léegi am nga. lii commencé gu joxewul loolu. waaw léegi am nga problème bi mooy ni que wax ji mooy ni que boo xoolee wax ji leen rek moo ciy sew de mooy nee nañ Frank Timis am na ci lii mais li ci am moom la ci Cosmos am. waaw ñoom ay 10 milliards lañu wax de 10 milliards dollars. waaw 10 milliards dollars sur 40 ans nañ def nag sur 40 ans matul sax 150 milliards par année. ci poche kan la jëm Timis wala ci poche Alioune Sall. waaw léegi nag loolu moom man bu ma ci waxee dara damay wax lu ma leerul. déedéet lu ñu wax ñoom li ñu wax. dañ ne Frank Timis dina am 9 à xaw ma 10 milliards sur 40 ans boo ko calculer dafay nekk presque 150 milliards par année
150 milliards par année. ci pétrole. ci pétrole. wax dëgg yàlla. jaadu loolu na du xaalis sax. waaw jaadu waaw. loolu du xaalis sax. 150 milliards de francs CFA. 300 millions de dollars. kooku du xaalis ci pétrole. ku xam pétrole xam ne pétrole or waaw. loolu du ci xaalis. ñi jaay xorom sax ci Sénégal ëpp na lool. waaw man doon naa boole. waaye doon naa boole benn sénégalais buy di yëngu ci affaire or. waaw da ngay jënd. ancien ministre la ci Abdou Diouf. ak benn nit bu nekk ci biti doon jaay or. dafa ni ma bu fekkee li ngay dox nii pare na. kër gi jàkkaarloo man da ngay jënd doo waxaale. waaw te it loolu point ëllëg woon. waaw mu nga. malheureusement affaire ba baaxul. waaw loolu tax man la léegi wax loolu ci 150 milliards la waa ji wax ne que moom lay am par année presque 150 milliards mais 150 milliards loolu du xaalis ci pétrole CFA. kon nag nañ ci def nag immigré yi. li ñuy dugal ci Sénégal. ëpp na fukki yoon loolu. waaw léegi boo mën nga tàgguwaale. waaw pour émission bi nee jeex na. kon ñi ngi sant ñi ñuy déglu yëpp vraiment di rafetlu jotaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ boobu. yow moom fii daañu la fi invité yeneen yoon. ci yeneen te mbax moom wax dëgg yàlla mën na polyvalent lañ koy wax wala xam waaw mën naa jëm ci yenn. yàlla dimbali ma am na 12 diplômes universitaires. allahu akbar 12 diplômes universitaires yombul du ñëpp ko am. du ñëpp ko am te acteur la ci terrain islamique bi Sénégal. lu bari moo ko fi def na ko fi. am nga jërëjëf yal na yàlla fay la.